jërë ngeen jëf dimanche naqar wànd ak tiis wu rëy moom la ñu dund ca Malika ubbi l'Observateur juróom-benn xale yu faatu démb ca plage bu Malika yéenekaay bi nañu dañoo àndoon ak seeni moroomi élève dem géej fa la ñu labee jaara ca faatu am na ci ñoo xam ne ba léegi ñoo ngi leen di wër kenn gisu leen waaye juróom-benn yi lab ba faatu moom loolee lu wér la journal Les Échos xëy di wéral xibaar bi bind ci xëtam mu njëkk ne juróom-ñeenti nit ñoo lab ci géeju Malika ga juróom ya ca géej ga la ñu faatu ñu sowee ci ñoom ñeent juróom-ñett ci juróom-ñeenti nit ya lab ci géej ga yéenekaay bi nee nañu xam nañu leen ci ñoom am na ci élève yu toll ci fukki at ak ñeent jàpp ñaar fukki at La Tribune nañu juróomi nit ñoo faatu ñett ñi jot nañu leen a identifié am na it ñeent ñoo xamante ne ji sauvé nañu leen ba évacué leen Libération nañu plage bu Malika li mu jël ci ay bakkan démb jéggi na dayo lu mat fukki nit lab nañu fa génne nañu ci géej gi juróomi néew Vox Populi moom it xëyee tiis ba di ñoo xamal ne fukki cas noyade ak juróom ñoo am ci géejug Malika gi juróom-ñeenti nit faatu ci jot nañoo gis juróom-ñetti néew néewaana ba sub tay bii journal bu xëy te fekki jiwul Macky Sall ca tournée économique am ba muy amal ca nord bu Sénégal Vox Populi nañu président Macky Sall ak tournée économique bi muy amal ca tig-tigal woowee askanu Podor wan nañu ko ne budul yow di keneen leneen lu ci journal bi seetlu moo di guerre des chefs gu mag moom am na fa ba Macky Sall diggee fa ay arrangement ci diggante Aïssata Tall Sall Racine Sy ak ñeneen ñi Le Quotidien mel ne ku naan ko Macky Sall diggewu ca benn arrangement jéemu ca dara da caa raxasu ba set wecc li mu wax Racine Sy wax ko Aïssata Tall Sall moo di jéem leen a waxtaan ba juboo ci seen biir journal L'As moom it li mu gis ci tournée Macky Sall bi ci diwaanu Ndar Dagana ak Podor moo di nord bu Sénégal lalal na président Macky Sall tapis rouge mu di ca daagu nu mu ko neexee kadduy El Hadji Malick Gaye directeur général bu AGETIP ci xët mu njëkku la Sénégal journal bi nañu bi ñuy def pose première pierre bu tali buube njàndaan giya fa la meerub njàndaan bi di El Hadji Malick Gaye waxee président Macky Sall ne ko président li ngay wax yaa ngi koy def léegi nag ñun ñoo war di wax li ngay def ki def ca tournée bu lu rëy lu ñuy waxtaanee ba léegi la Sénégal nee nañu moo di ministre enseignement supérieur maire bu Ndioum wane na ca tournée ba ne fu mu dëkk moom Cheikh Oumar Anne moo fay buur di bumi booloo mu bari ma mu fa dajale woon ak mobilisation bu rëy ba mu fa def moo fay firnde la Sénégal nee nañu moo tax sax ba Fuuta Tampi gi ñuy wax feeñul fenn moo tax it président Macky Sall sant na ko bu baax a baax journal bi dolli ñu ci ne inauguré nañu fa li ñu naan espace numérique ouvert mu di ENO di mbir mu ñu jagleel mbooleem département yi ci réew mi suur soit nañu Macky Sall daa mujj yéemu ci ceexnom bi di Cheikh Oumar Anne ndax mbeddi commune bi ak ne mu feese woon ki militant yu génnoon doon teeroo ko tatagal président Macky Sall kàdduy maire bu Ndioum ci xët mu njëkku Libération mu defa xamal président Macky Sall ne boo tëddee nelawal man ak Abdoulaye Daouda Diallo ñoo la dig ne fii moom da nga koy gagné à 99%. journal lay fa jànge ci ne mobilisation bu rëy bi am ca Podor wane na Podor nooy na nepp ngir Macky Sall li wow kong source nee nañu moo di xeer yu rëy yi Mamadou Mamour Diallo Dior Moustapha Diop maire bu Louga ubbil yéenekaay bi journal bi mi ngi ñuy xamale bi Macky Sall dee jaar Louga ngir wutali nord bu Sénégal mel na Mamadou Mamour Diallo kot mooy responsable APR bu Louga bi jugoon ànd ak nitam dem teeru ji Macky Sall ànd ak moom gunge ko ba mu génn Louga fa la dalee nag ci kaw maire bu Louga di Moustapha Diop wax ne bi ma gisee marché central bi ak ni mu mel ci salte dama rus Louga méritewul li ne ba ñuy fal ab maire li ñu doon xaar ci moom moo di mu taxawu jafe-jafey dëkk bi waaye faluñu maire boo xam ne same ñu gis ko ci dëkk bi mu ne leen nag na seenum xel dal ndax juróom benn weer rekk moo ko fi dese ñu des ak politique bi ba tey ak l'Observateur mi xëy di ñu wax ni mbir yi tëddee woon ci Géejawaay ci week-end bi yéenekaay bi nañu Lat Diop moo fa wax ju rëy moom directeur général bu LONASE bi responsable politique APR ci Géejawaay moo ne musuma nangoo tudd tur Ousmane Sonko waaye tey ji dama koy tudd ngir xamal ko ne ku fi taalati suñuy kër dinañu exploser sa bos mairie bu Ndakaaru lébuy Ndakaaru yi tànn nañu seen bos suur soi nañu Abdoulaye Diouf Sarr la ñu tànn nee nañu moom la ñu bëgg mu doon maire de Dakar seen jeneen doom di Alioune Ndoye doon maire bu Dakar Plateau ndax Ndakaaru dëkkub lébu la lébu moo fi war a doon ab maire duñu nangulit kenn di leen tànnalub candidat la Sénégal ne ko déet waxuñu loolu de collectivité lébu yi li ñu wax moo di Abdoulaye Diouf Sarr wala Alioune Ndoye la ñu bëgg kenn ci ñoom doon maire de Dakar Les Échos nañu imam ratib Alioune Moussa Samb li mu wax dafa leer nee na seen candidat ngir maire de Dakar Abdoulaye Diouf Sarr la seen candidat ngir Dakar Plateau Alioune Ndoye la wax ji ci xët mu njëkku La Tribune waxi Moustapha Diakhaté la journal bi nañu moom Moustapha Diakhaté ancien chef de cabinet bu président Macky Sall moom la ñu invité woon démb ci émission Grand Jury ci rajo Futur Média mu wax fa ne coowal troisième mandat li ñuy wax ci réew mi première dame bu Sénégal di Marième Faye Sall àndu ci doxul ci yooyu yeneen yu garaaw a ngi am ci réew mi yëral xët mu njëkk l'Observateur journal bi nee nañu am na lu ñu naan protoxyde dépp xeetu drogue boo xam ne ci ay manque lay nekk lu ñu xam la ci réewum France mu gaaw lool ci tàggale nit ak sagom xeetu drogue boobee yegsi na ci Sénégal mi ngi ci réew mi daaw ci 2020 gi ba léegi mi ngi fi. NCA assurance auto Savon de Marseille Créole Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Mamadou Mohamed ñu ngi leen di gërëm mbokk yi xibaar la woon ak RFM aw tiis ca plage bu Malika bakkan yu bari rot fa bi nu jëlee ne bilan ci sapeur pompier mooy juróom-ñaar ñu faatu juróom ñu nu sawee ca yooyu ndox ba rawale yóbbu hôpital bu Kër Massar
juróomi position yu MFDC Casamance yu l'armée bi nangoo seen yoxo ci opération yu ñu jugtee bu baag léegi di xamle rek ne commandant zone militaire sud ñu ngi ko fay xaar tey jile ci Casamance. Cheikh Oumar Anne lu jëm ci wàllu 3e mandat am déet yokk na ca xarma karaw la mu wax ca njuum ci kaw tournée économique bu président Macky Sall mooy dunu la ba nga dem fi may lu may da nga jeexal yeggale sa mbébét ngir Sénégal. ñaari gune yi ci ñàkk seen bakkan ci géej ga foofee ndax lap juróom yeneen yu ñu ci sawe sapeur pompier xamle lu ni mel ña sawe ñu rawale ci hôpital bu Kër Massar. wàllu xibaar bokk na ci bët saalumu Sénégal ak juróom ci position MFDC yu armée bi jëlaat l'armée bu Sénégal ci opération ay bés ngi ña nga ca commandant zone ba fare foofu sax ñu ngi ko fay xaar tey ji ngir xoolal boppam googu tolluwaay. wàllu politique ak kàddu yu Cheikh Oumar Anne ministre enseignement supérieur bi ñëwaat dolli ci coow li ñeel 3e mandat am déet la mu xamal njiitu réew mi président Sall ci njuum mooy askan wi ci gàttal dun la masaba fi leeg yëggalewoo sa yéene yëpp ci Sénégal local yi 2022 Abdoulaye Diouf Sarr wala Aliou Ndoye mooy tànnee fu communauté libre bu Ndakaaru ci ndaje ñeel comité pilotage gi ëmb téeméer ak ñaar fukk ak benn village ak fukk ak ñaari penc ci Ndakaaru la ñu xamle lu ni mel dib tànneef ci technique bi Abdoulaye Diop. jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ñu jël corniche bi wutali ca Malika ca plage ba fa ci Ndakaaru ak tiis ba fa woon démb juróom-ñaar ñu faatu ci ndaw juróom yu nu ci sawe ca géej ga ginnaaw ak lap gu leen dikkal yooyu gune muy tiisu mitti ñu ngoy wéyal nag ak wër ngir mun a yem ci du ñàkk xëy na mardi imch néew yeneen daan ci àndaat ak yéen ci yeneen jotaayi xibaar ak suñu ndaw ci banlieue Ndakaaru ak lakk ci service réanimation hôpital diwaanu Saint-Louis borom bi def na jàmm bakkan rotu ca ba fii nag xamuñu lu waral jéey ji ñu dem Ndar fekki Mouhamed Nabi Silla. lakk bu bawoo ci service réanimation bu l'hôpital tax ñu toxal juróom-ñaari malade yi woon ci bërëb bi ngir sowe seen bakkan. juróom-ñaari malade yi nga xam ne ñu ngi woon ci réanimation ba kenn faatuwu ci amul benn conséquence la mooy yenn appareil yi nga xam ne ñu ngi woon ci foofu ak mairie. bu enquête bi jeexee ak jàmm daañu xool ak ministère santé bâtiment bi parce que commencé nañ ko réhabiliter. Thierno Seydou Ndiaye di directeur bi xamle lu ni mel yokk ci taxawaayu agent yi newoon ci bërëb bi. tàkk-tàkk boo xam ne jege na ci appareil bi. daal di jël moniteur de surveillance bi débitmètre yi vraiment fekk amoon na fay malade. waaye it ñu sant yàlla bu baax a baax ndax personnel bi nga xam ne moo nekkoon de garde mi ngi woon ci biir réanimation bi. service maintenance coupé oxygène yi coupé lépp loo xam ne mënoon na andi yeneen dégâts ci biir hôpital bi. woo sapeur pompier yi daal di woo Sénélec laata ñu ñëw sax yàlla dimbali nañu. lakk-lakk boobu it fay nañ. moom sax mu firndeel njàqare woo xam ni nit ñi am nañ ko ci installation électrique yi ci bërëb bi gannaaw màggataayub l'hôpital bi lee. kër gu am ñaar téeméeri at dina am léeg-léeg tension wu lii wala tension wu lële waaye su neexee yàlla daañu enquête bi dinañu wan lan la. responsable yi l'hôpital bi xam le ni taxawaay bu personnel bi am tax benn malade ñàkkul bakkanam ci lu aju ci lakk bi waaye dégâts matériel yu am solo doon luñ ci nemmeeku. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. jërëjëf Mohamed ñu dellu si Ndakaaru dem Malika foofu géej gi yóbbu nay bakkan juróom-ñaar ci ñu faatu juróom yu nu sawe leerali ndongu kaa. ngoonu dimanche gu ànd ak tiis la waa Malika daal dee dund gën koo néew juróom benn gone yu demoon géeju Malika di sangu ji nag ñoo fa daal dee des ñàkk seenuk bakken ba ci guddi gi sax ñi ngi ñuy xamal ni limuk gone yi ñàkk seenuk bakken nag ku wattuwul dana gën a yokku waaye ñi ci jokkool ci gile mbir ba ci guddi gi taxul nag ñu daal dee xam ñaata gone ñoo daal dee lap nag ci dimanche ci ngoon gi ca géeju Malika ndax am na ñenn ñoo xamante ni ba tey ñoom ci suñuy source dinu wax ni kenn gisu leen te ñi ngi woon nag ci tefes gi sapeur pompier yi ñoom it ba ci guddi gi ñi ngi woon ci ndox mi di wër di am yaakaar ni dana am nag ñun ci jot a gis ci pàttali plage u Malika bokk na nag ci plage yi nga xamante ni dañuy aay nag ku fa sangu waaye terewul gone yi bokk na nag ci barab yi ñuy gën di taamu rawatina jamonoy tàngaay yi Ndonga Ka Malika rajo Futur Media. jërëjëf Ndongo Casamance la ñuy wutali ak lu jëm ci wàllu fitna gëfaak juróom ci ay position yoo xamante ni fippuyee fa newoon MFDC Casamance l'armée bi foqartee ko ci seen i yoxo ci kaw opération yu ñu jógtee
Niassia jéego yooyu nga xam ne nag l'armée bi def na ko tax na ba gox yu bëri nga xam ne ñoo ngi nekkoon ci arrondissement bu Niassia te nguur gi ñàkkoon faa teg tànkam ñu mën faa dem ngir jàppale way daw làkku yi ñu mën a ñibbi si seen gox yi. position yu bees yooyu nga xam ne nag l'armée bi teg na ko loxo tax na ba jamono ji ñu jàpp ne ëpp na fukki position yi MFDC nga xam ne l'armée bi nangu na ko diggante mooy fan la kii di chef de guerre bi di César Atoute Badiate nekk ndaxam jamono ji opération yi yegsi na fa mu ne am déet ak li mën ci am l'armée bi mën naa am mu indi ci leeral tey ci suba ndaxte ki nga xam ne moo di njiital zone militaire numéro 5 di colonel Souleymane Kandé war na dem ci base yu bees yi nga xam ne l'armée bi jot na ko deg loxo. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. jërëjëf Lamine ba tey ci xibaaru suba sek RFM ñu dëkkee Koutal manifeste démb di sàkku rek ñu ne ay parcelle ci mairie Ndiafate boobaak léegi donte fay nañ seen frais de bornage 2017 ak léegi amul benn parcelle bu tegu ci seen yoxoo ci seen kàddu ñu dëkkee Koutal Yaay Jara ak Ibrahima Diamé. En 2017 la mairie Ndiafate amal benn projet de lotissement du village ñu laajoon ci frais de bornage 3500 francs par parcelle 35 000 francs par parcelle léegi ñu joxe ko depuis 2017 ba léegi nag on court derrière ce truc là ñoom boobaa léegi saa ñu dem rek ils jouent au dilatoire avec nous chaque fois ils continuent à nous promettre saa yu ñu demee rek ñu ne affaire bi toll na fii toll na fee mais ñun li ñu gën a jaaxal ci mbir mi mooy bi ñu jógee suñu xaalis yooyu ñoom bi ñu ñëwee dafa am ñoo xam ne indaale nañ ay attestation te attestation di ñëpp ko am na ñoo xam ne joxe nañ seen xaalis ñoom reçu lañ yore mais amuñu attestation ñoom nag ils avaient promis que saa yu ñëwaatee dinañ jox seen attestation mais boobaak léegi ñëwaatuñu alors ñun amul façon correspondance bu ñu leen adressé wul ñun nag bi ñu demee ba seetlu ne fi mu nekk ni ñuy daal problème bi mooy dañ ñëw fulaalut marché bi nag mooy li ci bëgg mooy ñoom ñu joxoon nañ leen suñu xaalis nañ ñu jox suñuy kër suñu xër yi ñuy les maisons traditionnelles là dañoo fees fu mu nekk nii am na ñoo xam ne aussi sont sous location yaakaar ne bu ñu jotee seen parcelles yooyu ci lañ naroon construire mais malheureusement jusqu'à présent ça tarde à venir ñun ku ñuy intervenir en premier nag mooy le président de la république na wax ci affaire bi. ñu waxtaanee njàng meeg tolluwaay ak bu ca ñeel benn syndicat muy CELS authentique bi Souleymane Diallo jiite secrétaire général section départementale Bambey sàkku ñu amal ab congrès extraordinaire dem nañ ba sàkku sax ñoom ña faree Bambey ci waa CELS ñu gelé avoir yu CELS di amam Babacar Diouf. section départementale bu CELS moom moo ñaawlu yorin bi nga xam ne Souleymane Diallo nee nañ moom lañ yore syndicat bi ci loolu sax ñu ngi liggéey pour def benn congrès extraordinaire boo xam ne nii dañ ko fiy jëlee Ngor Ndiaye moom moo di coordonnateur départemental bu CELS. tey taxaw nañu thème pour organiser congrès extraordinaire boo xam ne Souleymane Diallo ak ñi mu àndal duñ ci bopp mais kuréelu syndicat bi ak taxawaayam ci biir Sénégal ñoom ñëpp ñu ngi leen di impliqué ci loolu pour que li nga xam ne depuis ñaar fukki at ak benn Souleymane ak ñi mu àndal defuñu ko ñun ñu def ko ci diir bu gaaw. CELS version Bambey di ñaan nguur gi mu tegandi loxo ci lépp loo xam ne nii doon na am boo xam ne nii syndicat libre des enseignants du Sénégal moo ko am. des avoirs du CELS parce que à partir d'aujourd'hui dootuñu accepter Souleymane ak ñi mu àndal ñu continuer de dilapider les ressources du syndicat. section CELS bu Bambey tamit di ñi nga xam ne ñoo ci bokk ay ndam ci xeex yi nga xamante ni nar na koo sumb ci domaine yi ñu jëm. xeex nañu pour état liggéeyal nañ état suñu demee retraite nañu traité rapidement seen dossier ñu mën a jot seen pension loolu aussi dinañ ko taxaw rawatina nag ñi nga xam ne nekkatuñu fi suñu collègue décédé yi ñu bari seen dossier yaa ngi tag fonction publique ministère des finances seen pension seeni famille ñu ngi nii di tas. ñu fàttali ne enseignants yi nga xam ne dañoo bokk ci CELS ñu ngi doon amal déclaration bi ginnaaw seen conférence publique bi ñu amaloon ci benn école ci commune Bambey RFM Babacar Diouf. Babacar secrétaire général CELS Souleymane Diallo indi na tontu ci boobu gis-gis bu ña faree Bambey benn mu ne ñu ngi ci wàllug waajal ak ndorteelu ko renouvellement di yeesal ba ca topp mooy bànqaas boobu faree Bambey ñoo lànk yooyu renouvellement Souleymane Diallo ak Ndeye Mati Dieng. CELS moom mi ngi taxaw pour organiser congrès ordinaire mois de septembre bii di ñëw incha allah juróom fukki section yi ñu am jot na lu renouveler fanweer ak ñett week-end bii di ñëw nañu renouveler yeneen section yi des te section yooyu Bambey si la bokk normal le 19 bi dañoo war a def âge de renouvellement la section kon ñoom bu ñu génnee def déclaration bi daf ñuy bet ndaxte ñun dañoo nekk si dynamique congrès dynamique de renouvellement secrétaire général section Bambey bi dafa lànk mu ne du renouveler section bi le 19 ñu doon renouveler commission des femmes du CELS les 50 sections weer bi passé mu lànk mu ne du renouveler commission départementale des femmes ñu yebal ko
que pour mu dem superviser ay AG de renouvellement section comme tous les membres du bureau national mu lànk mu ne du dem donc su génnee wax congrès extraordinaire loolu amul yénewul maana ndaxte ñun ñoo ngi waajal congrès ordinaire mois de septembre réunion CA bi mujj mois de mars ñëw réunion bi te CA bi mooy instance de décision entre congrès mooy jël décision yi donc mi ngi en dehors du syndicat moo tax ñoo ngi wéyal suñu agenda mooy agenda instance syndicat yi mu neex mën ngaa jël sa décision mais nag li mu wax noonu moom yéenul maana. Pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. wàllu politique ak lu jëm ci coowal troisième mandat xii ni mini ga Cheikh Oumar Anne andiwu ca lu leer da caa gën a xëpp ak lëndëm sax ay ci kàddu mu yëkkati ca njum ci jamonoy tournée présidentielle ci troisième mandat boobu ay kàddoom moom Cheikh Oumar Anne maire njum di ministre enseignement supérieur mooy dunu la baax président Macky Sall fu lu may da nga yeggale sa yéene ak mbébét ngir Sénégal tournée boobee bu njiitu réew mi ci bët gànnaaru sunum réew kan ci toppal RFM Georges Déthié Diop. ñaareelu bés bu amul noppalu inauguration yoonu Ila Morphil Alwar Demet ak Medina Ndiath Bey Kaskas Saldé Pété naka noonu itam lancé liggéeyu yoonu Kaskas jëm ba Demet lancé itam liggéeyu dorsal électrique maanaam électrification yu ñaari junniy gox-goxaan jóge Njum ba Linguère 170 kilomètres tënk ko ci PUDC njeexitalu journée bi nag ab meeting ni muy dalalee njiitu réew mi Cheikh Oumar Anne wax doléance waaye itam yemu ca. Les paysans de Ndioum me demandent de vous dire. Monsieur le président béykat yi nekk fii ci Ndioum ñoom dañ ma wax rek pour ma laaj la nga yokkaat leen li nga xamante ne moom mooy fi ñu béyee ndax boo ko seetee juróomi téeméeri hectare la woon fi mu ne li ñu soxla rek mooy junni ci ay hectares ak ay investissement loolu nag lañ la koy laaj ndax dinañu def lépp ngir accompagner la gunge la ci li nga mooy élection yi di ñëw duñ la bàyyi nga dem de duñ ko def. Nous ne vous laisserons pas partir et nous vous accompagnerons pour que vous réalisez votre ambition et votre vision pour le Sénégal. keneen ki jël kaddu buñ ci génnee Thierno Madani Tall bu famille omarienne njiitu réew mi Macky Sall gannaaw bi mu fàttalee li mu réalisé ca diwaan ga nee na moom mu ngi ci action. Nous sommes et restons dans le temps de l'action. ñun ci jamonoy liggéey la ñu nekkuñu ci jamonoy wax di liggéey ngir fexe ba soppar ñi dund ak dundinu askan wi. Des conditions de vie du peuple. altine gi étape région bu Matam foofee ab conseil présidentiel de développement dana fa am talaata ab conseil des ministres alarba Georges Déthié Diop Ndioum ci département bu Podor RFM. Georges ca Matam ni nga ko waxee ñuy xaar président de la République Macky Sall am na fay organisation yëngu ci ngir yokkute Matam yu ko fay xaar bu nu sañoon sax audience seen digg ak moom njiitu réew mi président Sall tawat ya bokk na ca luy dindi naqare jot gi ak dem gi ñeel gox ba muy wàllu désenclavement ñu ngay sàkku it ab université ak lu leen di yokkal suuf su nu mën a béyee Matam Ali Bondel ñoo. jooyanti ba désenclavé Dande Mayo bi jaare ko ci yoon bi war a jóge Nawel jëm Dembankani ab université ci bët gànnaaru réew mi nga xam ni day dakkal njàng mu yàqu mu ñeel ñenn élèves yi nga xam ni seen ay waajur seen loxo jotul seen gannaaw ba sax ci wàllum yokkum tool yi ñuy bayee bokk na ci doléance yu gën a fës yi nga xamante ni ñi bokk ci plateforme pour le développement de la région de Matam nas nañ ko file ki waxtu rek ñu dalal njiitu réew mi di président Macky Sall fii ci diwaanu Matam ba tax kuréel yi ngànk plateforme bi li dajak woy taskatu xabaar yi ci Ourossogui Moussa Ndiaye la ñu dénk seen kàddu. mooy route Dande Mayo Nawel Dembankaani ñu jóg ci lu mu gën a gaaw parce que nit ñi loolu rek la ñuy xaal ci moom li ci topp mooy région Matam yi fiy jóge ci étudiant lu bëree bëri la université bi gën a jege région Matam mu ngi Saint-Louis ak 400 kilomètres donc li ñu bëgg a tey jii mooy université am ci diwaan Matam boo xam ne ñetti département ku nekk dina ci gis boppam li ci ñu teg mooy mbéy mi ñu ngi naan mbéy mi war na mën a dox dëgg la war na mën a dox mais waaye ay gàllankoor yu bëri ñu ngi fi da ngay béy loo xamante ne yow mënoo ci dund ñetti weer ñu ne na nga autosuffisance alimentaire na am li ñu bëgg aussi béykat yi bu ñu béyee ba pare nañu am possibilité ñu mën a fay nga béy dara baaxul ci li nga béy banque bi topp la bor li ñu bëgg mooy ñi defaraat tool yu yàqu yi balaa ñu yokk yeneen tool ci côté santé bi bëgg nañu personnel médical yi ñu gën ko yokk surtout aussi ñu relever plateau technique hôpitaux yi plateforme développement régional tam bëgg nañu njiitu réew mi ñu boole ñu ci conseil présidentiel ñu xam naam ay jéego yu am solo jot nañ ko nemmeeku ci diwaan bile ci diirub juróom-ñeent at yii waaye ñi yëngu ci wàllum développement fekk baax fii ci diwaanu Matam kat bëgg nañu yeneen jéego yu gën a am solo rawatina yi nga xamante ni moom mooy fexe ba ñu jëgmal ak gént bi ñu yàgg am moo ni fexe ba Matam nekk grenier agricole u Sénégal mu nekkoon sa naataango Ali Bandel ñaa fii ci doonu Matam pour RFM. jërëjëf Ali Bandel fii ci Ndakaaru communauté lébu amalam ndaje ci njeextalay bés bi ñoom nag lu jëm ci wàllu local yi ñu dëgmal di élection gox-goxaan yi ngir ville bu Ndakaaru seen tànneef nga ci Abdoulaye Diouf Sarr wala Aliou Ndoye ñu ne ñoom téeméer ak ñaar fukk ak benn village ak fukk ak ñaari penc ci Ndakaaru ñoo ni waxee ci ndaje munu amal démb ci présidence bu Grand Serigne Ndakaaru El Hadji Abdoulaye Makhtar Diop.
sport gi Mohamed Diop. dal leen jàmm ci xibaaru tàggat yaram yi dañ koy tàmbale ak kan bu handball ci wàllu jigéen ñi mu ngi am jamono ji ca Cameroun goney Frédéric Boujan yi dañu am jël bu yaatu seen digganteeg Tunisie 30-13 muy match boo xam ne mu ngi doon am ci dimanche bi ndam loo xam ne nag li ko waral bokk ci li nga xamee ne mooy entraîneur bi équipe B daanaka la teg ci jongante boobu lépp ngir waajal yeneen tour yi Frédéric Boujan gannaaw bi match bi jeexee dañ koy déglu ci micro suñu naataango yu cellule de communication bu fédération sénégalaise bu handball. Félicitations tunisiennes parce qu'elles ont fait un match très sérieux. Ensuite, ñu ngi félicité tunisiens yi ndax def nañu match bu sérieux comme Adja di mu ko waxee amoon na solo lool noppal ñu suñu cadre yi parce que Algérie ni mu ñëwlee Angola ñaari match rek lay joué loolu nag lu am solo la ndax maa doon wax ni il faut ñu def attention suñu joueurs yi ngir ñu jeexal bu baax compétition bi. yaa ngi fàttaliku ni ca Brazzaville dañoo def première période bu baax contre Angola ci final bi waaye ñaari période bi doxul ndax xale yi dañoo sonn li ñu bëgg nag mooy fexe dem ndànk-ndànk su ko defee suñuy jeexal compétition bi ñu nekk ci forme bu baax léegi ñu dugg nag ci match élimination direct yi Congo tamit ñoom dañoo démarré seen match yi vendredi kon quart de finale bi dina ko joué altine bi yooyu yëpp lañ jël aspect yooyu la ngir ñu préparé match yi lu gën a sori tamit ci xalaat bi nee nañu dañuy def lépp ngir développer joueurs yi nekk ci Sénégal te nag amoon na tey ñeenti joueurs yu jógee Sénégal yu bokk ci match bi suñu digganteeg ku nekkoon champion d'Afrique atum 2014. C'était un match d'Afrique des Nations contre une nation qui a été championne d'Afrique en 2014. Frédéric Boujan ay kàddoom Youssouf Bodian moom moo ko tekki dañuy wax football ak Ligue 1 20e journée bu Sénégal. Teungueth FC am ndam lu yaatu digganteem ak AS Douane ñeenti bal ci dara muy ndam loo xam ne am na ay fan rek gannaaw bi nga xamee ne goney président Babacar Ndiaye yi daan nañ leen ci coupe du Sénégal jaraaf moo ko defoon muy ndam loo xam ne neex na lool coach bii di Youssouf Dabo dañ koy teewlu ak Youssouf Bodian. bon victoire bu baax la victoire bu neex la aussi di féliciter xale yi parce que tey jii gagné Douane 4-0 équipe boo xamante ni d'habitude dafay nekk équipe bu solide ñu ñëw fekk ko terrain am gagné ko 6 scores bu large bi même si on pensait gagner peut-être xalaatuñu woon que ni dinañ ko gagné tey jii 4-0 le fait que ñu teel a dugal indi na benn jaxasoo si ñoom parce que ñoom dañu indi benn organisation boo xamante ni man mosuma ko gis en tout cas si ñoom peut-être que mos ngeen ko utiliser muy 3-4-3 mais déjà le fait que ñu dugal leen premier but bi après deuxième but bi ñëw aussi gën na leen jaxase parce que jaxase na aussi seen organisation mais attitude xale yi aussi comme ni ma leen ko waxee à la mi-temps premier mi-temps surtout après 2-0 j'ai pas aimé seen attitude parce que dañu doon def plus galant que autre chose alors que match bi était loin de finir il fallait que ñu costaud défensivement et être encore efficace offensivement loolu def nañ ko en deuxième mi-temps donc di leen jaajëfal bu baax a baax muy victoire boo xamante ni tey jii dinañu permettre am 6 points ci deuxième bi bon ci troisième bi deuxième bi joué gul mais c'est déjà bien pour que ñu mën a continuer bu baax a baax ci yeneen match yi nga xamante ni mos na. jàmbaar bu Saly moom tamit am na ndam lu yaatu ci 20e journée bi ñetti bal ci dara digganteem ak Njàmbur bu Louga muy ndam loo xam ne kon tax na goney Mbaye Badji di wéy di am rang bu baax ci classement bu Ligue 1 bi Casa Sport tamit am ndam lu yaa digganteem ak Dakar Sacré-Cœur juróomi bal ci dara fële ca Aline Sitoé Diatta yeneen résultats yi Mbour Petite Côte gagné derby bu Mbour digganteem ak Stade de Mbour 1-0 ci samedi bi lañ tàmbale woon 20e journée boobu ak ndaje mi doon dox diggante ñaari tali Génération Foot ndam demul ndam dikul 0 bi partout Snaps Pikine waroon am ci dimanche bi mujjul am ndax terrain bu Snaps bi nga xam ne moom lañ programmé woon ngir amal fa match bi du terrain boo xam ne bu réglementaire la ba tax na ñu remettre match boobu ba jëmi jamono ci classement Ligue 1 sénégalaise boobu Teungueth FC moo wéy di nekk ci bopp classement bi am ñeent fukki poñ ak benn AS Pikine moo ci topp am un match en moins nekk ci deuxième place bi am fanweeri poñ ak juróom benn Génération Foot mooy complété podium bi am fanweeri poñ ak juróom ci bopp ci suufu classement bi ñaari tali fukki poñ ak juróom benn US Gorée fukki poñ ak juróom ñoom ñoo mujj ci classement bi bu fi championnat bi yemoon dañuy wàcc ci Ligue 2 Ligue 2 bi la ñuy wax 20e journée moom tamit moo ngi ko doon jongante
diggante US Ouakam EJ Fatick US Ouakam moo daan benn bal ci dara même score diggante Duc mi nga xam ne moo daan Amitié FC benn bal ci dara tamit Guédiawaye football club di wéy di def opération yu baax gannaaw ndam li nga xam ne am na ko digganteem ak Port ñaari bal ci dara match nul kenn dugalul sa morom dara diggante Renaissance bu Dakar ak Sonacos bu Diourbel Africa Promo Foot Linguère ñu waroon ko amal ci terrain bu SNEPS dañ ko mujj dàq ba jëmi jamono terrain bu SNEPS amul condition de sécurité yu baax moom moo tax ñu mujj dàq match bu ni mel la Kër Madior Demba Diop ak Thiès FC jamono bu Fatick ñoom ñoo ngi ko programmé altine bu juróomi waxtu jotee ci classement Ligue 2 bi Guédiawaye FC moo wéy di nekk ci bopp classement bi am ñeent fukki poñ ak ñett topp ci Linguère bu Saint-Louis am un match en moins am fanweeri poñ ak juróom-ñeent US Ouakam nekk ci ñetteelu bopp classement bi am fanweeri poñ ak benn jamono bu Fatick ak Africa Promo Foot ñoom ñoo nekk ci suufu classement bi bu fi yemoon dañuy wàcc ca national wéy ci wàllu football ak Euro 2020 Angleterre am tàmbali bu baax ci groupe D bi am ndam 1-0 digganteem ak Croatie loolu mu ngi doon am ci dimanche bi ñaari ndaje ñoo amaat ci dimanche bi diggante Autriche mi daan Macédoine du Nord ñetti bal ci benn ak Pays-Bas mi gagné digganteem ak Ukraine ñetti bal ci ñaar jeexal ko ak basket résultat quart de finale yi doon am ci wàllu jigéen ñi ci playoff kon diggante ISEG Sport mi nga xam ne jàll na ci tour bi ci des moom moo daan Jaraaf 70-59 garçons yi maanaam góor ñi tamit ñoo ngi doon jongante seen playoff retour ci dimanche bi. Ville de Dakar moom moo daan USO 74-73 Duc jàll na ci beneen tour bi gannaaw ndam li nga xam ne am na ko ca Louga digganteem ak Louga basket club 74-65 AS Douane moom tamit jàll na digganteem ak UGB nga xam ne kon AS Douane moom moo ko daan 52-43 beneen match boo xam ne nag dox na diggante Saint-Louis basket club ak GIA match boobu GIA moo am ndam ci match bi waaye gannaaw ndam li nga xam ne Saint-Louis basket club amoon na ko ca phase aller ba dañ leen di tëggalaat beneen match boo xam ne mu ngi war a am diggante talaata mu ngi war a am diggante àllarba fukki fan ak juróom-benn wala fukki fan ak juróom-ñaar di alxames ba loolu nag fédération sénégalaise bu basket moom moo war a organiser bel boobu ngir déterminer diggante Saint-Louis basket club ak ki nga xamee ne kon moom mooy GIA kan moo ci jàll ci tour suivant bi. mbokk yi lii moo nekkoon xibaaru tàggat yaram yi. jërëjëf Mohamed Jo Diop ñu dalal Hadj Ndate Diop ci chronique culture bi. dal leen ak jàmm fukk ak juróom-benneelu ko édition bu journée culturelle Fata yi amal nañu ko ca Fatick kuréel gi nga xam ni moom moo boot doomi Sénégal ak doomi Gambie yi nga xam ni ñoom ñoo bokk ci communauté boobu di ab lignée maternelle la ñu bëgg moom mooy fexe ba ñu gëm leen a xam ci tund wi Aminata Goudiaby. ci ndorteel El Hadj Nouandour di ñu limal meen yi nga xam ni ñoom ñoo am ci xeeti séeréer te ñu xam leen nee na nag juróom-ñaar lañu. Fato lañu. Kaa Jombo. Fato Kaa Jombo Kaa Cuwaane Kunu Kaa Jaasi et cetera. tey jii nag fii ci Missirah bokkee ci commune bu Toubacouta ci biir département bu Foundiougne Fata yi ñoom ñoo xewle bi nag nekk 16e édition ñuy amal seen ay journée culturelle. mag yi ñoo fi nekk yéen a fi ne ba tey soo gisee ñu ne fi. yéen la woon journée bi tey tuuri Fata yi ci daje yi ñuy def bari nañu mais ñi ñu topp ci tuur yi tey Sénégal muy sant yi ak yooyu muy ci ñu juróom-ñetti téeméer ak ñaar 802 affaire yi Fata lu sori la. événement aada ak cosaan yi nag ñoom nee ñu li waral ñu koy organiser mooy dañu bëgg gën a xamle meen mii di Fata te bokki ci xeetu séeréer Fata yi nag ñu ne fu ne lañ leen di gis ci Sénégal ca Gambie wala sax ca Mauritanie. Fata comme li ma lay fi muy gën a bari ci Sénégal c'est la région de Fatick. wala ci sa côté yaay la. am na ñu am sens seen papa Fatou la seen yaay Fatou la ki côté men bi lañ ko jël ki côté sa yaay ñoon séeréer lañ originellement ay séeréer lañu waa soo seen la waaw moo loola tax ñu ko def chaque année pour ñu gën a xamante parce que ku la xam yaram la. daanaka édition bu jot ñi nga xam ni ñoom ñooy ñëw di participer ci événement yu ni mel day gën di yokku fu ne la ñuy jóge ci Fatick ak itam ci yeneen région yi nekkee ci Sénégal ba sax ca Gambie ñi nga xam ne nag ñoom ñooy responsable association bi di Fata yi ne bu yàggul dara bëgg nañoo organiser
journée culturelle yu ni mel foofee ca Banjul. conférence de presse niki tey ji bu association bu jigéen musicienne yu Sénégal ñu ngi koy amale ci centre culturel Blaise Senghor l'ASFEMS di waajal spectacle bi nga xam ni namm na ko amal ñaar fukki fan ak benn ngir mandargal fête de la musique. mu di ab spectacle boo xam ne ni ay jigéeni waykat rek ñoom ñoo ci fas yéene yëngu. ba tey ci programme ASFEMS boobu jëm ci wàllu fête de la musique bokk na ca ay atelier de renforcement de capacité musicale akuk tàggat jëmle ci yenn ci ay instruments ñu fas yéene ko amal fukki fan ak ñeent ba fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin gi ñu nekk. jageen jëf ci déglu bi fii la ñu yem di daje ëllëg ak Anna Rocha. RFM li ci yéene kaay. NCA Assurance Auto sama